asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen di ziar di am kontante nag tey jàkkaarloo ak askan wi waxtaan ak yéen tey nag suñu choix mooy di utiliser lu ñuy woowee internet pour mën a jottali suñu message mu mën a jàll nuñ ko bëggee loolu lu ko waral mooy dëkk ci dëkk bu ñuy woowee Sénégal ñu ngeen xam ne ni ku nekk ci côté am mu naroon liggéeyam moo xam société civile moo xam la presse entre autres ku ci nekk daal di laaj ndax lan ndax mën a ànd ak président Macky Sall tey pour mën a def benn interview ngeen xam ne ni nuñ ko waxee noonu lañ koy génnee daanaka dafa xaw a jafe di jégalu nag xulowuñu ak kenn xeexuñu ak kenn wante lu ñu choisir nii noonu lañ ko fas yéene jàppee ba bés bu ñuy am ndam ci kaw lu ñuy xeex nii mooy kon di continuer di waxtaan ak yéen di utiliser internet di utiliser ay vidéo pour mën a jàllale message yi tey nag ma bëggoon aborder ak Sénégalais yi quelques sujets d'actualité bu ci njëkk mooy le cas Khalifa Sall Khalifa Sall di le maire de Dakar di otage politique di suñu mbër di suñu yaakaar Khalifa Sall otage politique nekkoon candidat ci élection député yi ñu ñëpp ñu daal di constater jaay doole bi naafiq ak maa tey bu ñu daal di rax ci dossier Khalifa Sall wax naa ko di biiralaat wax ci nee naa man mi exemple la ci kaso lañ ma investiré élection député 2012 ci listu Benno Bokk Yaakaar may rappeler justice sénégalaise comme ñoom dañuy gaaw a fàtte di gaaw a naagu ma leen di rappeler que man mi Barthélémy Diaz dañ ma joxoon liberté provisoire ci kaw listu Benno Bokk Yaakaar ñu daal di ko valider te yàlla defoon tamit ma nekkoon candidat ci liste boobu ci kaw loolu la suma avocat yi sukkandiku ba doyen des juges ba woon muy Mawaxa Sémou Diouf daal di ma jox lu ñuy woowee liberté provisoire loolu nekkuloon faveur loolu loi électorale moo ko wax mooy képp ku nga xam ne ni candidat nga te liste bu nga xam ne ni ci liste boobu nga doone candidat liste boobu ñu daal di ko valider loi électorale du arrêté du décret moo la may sañ-sañ nga mën a campagne kooku mënuma comprendre man Barthélémy Diaz ñu daal di ma ko nangul di ko bañal Khalifa Sall mooy benn bu ci tegu nag mooy Khalifa Sall daal di falu nekk député tey loi bu nga xam ne ni moo ko may ay sañ-sañ moo xam sañ-sañu siéger assemblée nationale ak tamit am sañ-sañ ne na ngeen ma bàyyi ma génn kaso bi moobu loi boobu ñu ngi koy woowee règlement intérieur de l'Assemblée nationale muy benn loi organique suñ ko tënkee mooy loi buy organiser Assemblée nationale te may biiralaat wax ci parce que justice sénégalaise foog ñu wax leen seen bopp parce que ci 12e législature bi amoon na Ousmane Ngom amoon na Abdoulaye Baldé amoon na Oumar Sarr bu PDS ak ñeneen kàngam yu ngeen xam ne ni dañu bokkoon ci PDS jamono bu Ablaye Wade nekkoon président du Sénégal ñu junjoon daal dañu defoon ay ñaawteef ñooñu bu ñu faloo ba nekk député 2012 pour ñu mën leen woo police wala mën leen woo gendarmerie wala ñu mën leen woo ci tribunal dañu daal di lever seen immunité parlementaire man mii di Barthélémy Diaz falu naa ba nekk député ñu toog ñetti at ba ñeenti at ànd bu ma àndoon ak président Macky Sall daal di
daal di takk suuf ñu daal di ma woo ne dañ may atte ci lu xewoon ci buntu mairie bi te pour ñu mën ma atte woo nañ ma tribunal ñaari yoon juge ba woon daal di bañ lank ne du ma juger parce que man mi député la te député su ñu demee ba tàbbala nga nekk député amul benn police amul benn gendarmerie amul benn juge bu la mën a téye wala di la mën a woo di la laaj ci ay question parce que loolu le règlement intérieur bu assemblée nationale wax mooy loi organique may biralaat wax ci yow loi du décret loi du arrêté loi du joxe sa xalaatu bopp loi la te kooku je pense que suñu demee ba wax ko lu ma ci bëgg a junj mooy na askan wi xam ne ni que fu ñu jëm nii il faut que ñu mën a wax ak magistrat yi parce que lu ñuy dund biir Sénégal ci mbiru naaféq ci mbiru maa tey ci mbiru jaay doole kooku président amul doole bu ko yoon may pour mu koy exercer suñu kaw daanaka président day sukkandiku ci ay magistrat pour ñooñu di daal di def ñaawteef yu mel noonu magistrat yooyu nag je crois que dafa yomb lool ñuy toog di wax ci waxu président rek di fàtte magistrat yi kon nag ñu ngi ñaax magistrat yi nañu xoolaat seen taxawaay parce que Sénégal amoon na fi une histoire récente te lu may bañ rek mooy ëllëg ñu ne xamuñu woon yëguñu woon parce que amoon na nguur bu fi nekkoon nguur boobu Abdou Diouf ko jiite woon Abdou Diouf élection 93 ñëpp seede woon nañu que élection yi jaaruloon yoon ñëpp seede woon nañ loolu ñu dem ba ci biir élection yooyu Abdou Diouf bëgg noot magistrat yi mu amoon ci ñoom ku ñu doon woy jamono yooyu Kéba Mbaye mu daal di lank bañ fippu daal di démissionné dem yoonam ñu daal di woo beneen magistrat pour kooku daal di def lu ñu bëggoon lu ci tegu ñu ñëpp xam nañ ko mooy magistrat boobu dafa dem ba ñàkk bakkanam Sénégal ñëpp ñaawlu ko ñu ñëpp ñu daal di am tiis bu rëy parce que am na lu mën a ñàkk Sénégal damay fàttali askan wi loolu parce que dafa am ñu ngeen xam ne ni tey lu ñu namm def mooy dem élection te kii di Khalifa Sall bañ a bokk ci élection su ma baat nag ci kaw luñ ci bañul duñ ko ci bañ Khalifa Sall dina bokk ci élection parce que Khalifa Sall doomu Sénégal la Khalifa Sall yaakaar la ci askanu Sénégal te maa ngi ñaax magistrat yi ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam nañu xoolaat seen taxawaay parce que am na fu ngeen xam ne ni suñ fa eggee ci càppaandaw bi luñ ci bañul duñ ko ci bañ parce que mënuñu nangu dëkk ci dëkk juddoo ci dëkk yaroo ci dëkk ñu ñuy bëgg a noot duñ ko nangu su fi Khalifa Sall defoon ñaaw teef ba tax mënul bokk ci élection ñu nangu wante naa fekk buñ ci bëgg a rax maa tey ak jaay doole bi bëgg a sukkandiku ci ay magistrat pour ñu daal di def lu mel noonu pour Khalifa Sall ak ñeneen ñu mel ni Khalifa Sall bañ a bokk ci élection kooku dama koy waxaat tey duñ ko nangu ëllëg nag bu kenn wax ne ni que yëgul xamul déggul duñ ko nangu kon nag ñu ngi biralaat ñaax boobu ci yar ak teggin ñite leen nekk leen ñit te ngeen respecté askanu Sénégal teg leen affaire yi ci yoon bu ci tegu tamit may jéggalu ci kàddu yi may yëkkati nii wante fu ñu toll tey muutuñu raay wax ci maa ngi profiter ci occasion bi pour lancer un appel à tous les camarades socialistes di leen di tàllal suma loxo di leen di tàllal suñu loxo am na coow bu bëri bu ngeen xam ne ni jot nañ ko fi dégg après la mise en place au gouvernement bi bu Macky Sall daal di installé après élection législative ñu ngeen xam ne ni dañ ko sàcc parce que gagné wu ñu élection yi ñoom xam nañ ko ma bëggoon rek ñaax les camarades du département de Dakar surtout ñooñu ñu nga xam ne ni ñoo bokk département de Dakar ak ñu ngeen xam ne ni ñoom ak ñun ñoo bokk suñu parti socialiste lu tax
gouvernement bi daanaka yaakaar bu ñenn ñi amoon ci gouvernement bi yaakaar boobu tas waxoon naa ko ci jëlbeen mais biiralaat wax jooju dama ne Benno Bokk Yaakaar baalu escroc la te baalu escroc il faut que mu jeex parce que lu dul dëgg du wéy président Macky Sall naam ànduñu ak moom wante tamit nee nañu am na offense au chef de l'État ku saaga président dafa am article bu ñëwee article 80 dañuy sukkandiku ci article boobu pour tëj la kaso mais laajoon naa fi benn question kenn tontuguma ba léegi dama ne waaw maintenant ku dóor marteau chef de l'État boobu ban article moo lay condamné parti socialiste ñu ngeen xam ne ni tey yàlla moo dogal ñoo ilif parti socialiste ñooñu il faut que ñu comprendre ni que Macky Sall du ngaaka tële na naam wante du ngaaka Macky Sall xam na bu baax a baax que département de Dakar bii gagnéwu leen ko kon nag mënu leen toog ñàkk département ñu sàccal leen élection ngeen bëgg a imposer ñu dugal leen ci gouvernement bu ngeen xam ne ni mérité wu leen nekk ci gouvernement boobu moo tax ma bëgg ñu ngeen xam ne ni ñu ngi biir parti socialiste nañu xoolaat seen taxawaay parce que tey daanaka bus bi mooy bus bu ñuy woowee Benno Bokk Yaakaar dugg na terminus nag suñ ci eggee ñëppay wàcce ci bus bi chauffeur bi sax day wàcc ci bus bi référendum jàll na au conseil jàll na élection législative jàll na kon amul lenn lu ngeen xam ne ni tey mën nañ leen ko dikk lu ci des nag tey mooy na ngeen ànd ak seen fulla ak seen fayda ak seen jom ak seen gëm yàlla te ngeen taxawaayu socialiste président Macky Sall ñu ànd ak moom ak ñu ñàkk ànd ak moom askanu Sénégal la ko fal ci élection président 2012 moom la constitution may muy nommé au poste militaire et civil waxeet kooku taxul ñi daal di wax ci waxeetu président Macky Sall parce que daanaka daf ko def diine wante socialiste il faut que ñu comprendre lu tax dugg ñu ci gouvernement bi parce que président Macky Sall lu mu jàpp mooy gagnéwu leen Dakar moo tax même ñu bokk ci APR nekk ay responsable Dakar amuñu benn promotion fu ñu nekkoon fa lañ leen ba parce que gagnéwuñu Dakar dafa am borom mais biiralaat wax ci fii borom Ndakaaru mi ngi tudd Khalifa Ababacar Sall loolu la yàlla dogal te yàlla kenn du xëccoo ak moom moo tax maa ngi ñaax socialiste yi nañu góorgóorlu jéem a bokk ndey bokk baay am taxawaay bu mel ni élection 2019 bu ñu kenn jéppi parce que mënuñu yor parti wu champion ñu bëgg a dawalu cuune moo tax maa ngi ñaax ñu nga xam ne ni tey ñoom la yàlla dogal parti socialiste nekk seen loxo nañu xam ne ni dañ leen fal pour ñeenti at yooyu nag mi ngi daanaka dakk ci weeru juin ci atu 2018 parce que ñu ngi leen faloon ci congrès wu juin ci atu 2014 lu tax may wax loolu parce que parti socialiste comme yeneen parti yi dafa am ay texte ay loi yu nga xam ne ni moo leen di régir te ñun parti socialiste suñu dernier congrès dañu jël suñu texte yi daal di ko déposer ci ministère de l'intérieur te texte yooyu ministère de l'intérieur mooy le garant des respects de ces textes kon nag nañu góorgóorlu ci taxawaay bi góorgóorlu ci carte yi daal di lancer la vente des cartes mais profiter tamit ci occasion bi comme dañu daal di noot Khalifa Sall daal di ko bundu xatal daal di ko téye jàpp ne ni dañuy daal di jël doomu jàmbur nëbb ko jant bi teg ci nag bëgg ko génnee ci xolu askanam bëgg ko génnee ci xelu askanam moo tax après de longues discussions ma daal di décider pour le combat de Khalifa Sall pour le combat de tous les socialistes moo xam benn combat de principe benn combat de valeur benn combat d'éthique et surtout benn combat pour ëllëgu parti socialiste man mi Barthélémy Diaz nekkoon secrétaire général mouvement national des jeunes socialistes nekk membre du secrétariat exécutif national membre du bureau politique membre du comité central tey yàlla dogal man maa topp ci Khalifa Sall nekk premier adjoint à la vie politique du parti socialiste j'ai décidé
daal di nekk candidat ci poste secrétaire général du parti socialiste, une candidature de principe et de valeur. ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di jéglu tamit ci kaddu yi su ci amee ay kaddu yu xaw a dëng xam naa nag incha allah ba ci beneen vidéo bi ñu ngi leen di jaajëfe bu baax a baax jërë ngeen jëf.